asalaamaaleykum mbokki ñuy seetaan ci ITV bisimila ci xibaaru marax wi dañu koy door ak li gën a fës ci xibaar yi tey Sénégal du ñu dellu ginnaaw ci li nga xam ni moo di LGBT di mbirum góor jigéen ak jigéen ñiy sëy ci seen biir ak ñi nga xamante ni tamit ay bisexuel lañu déclaration boobu nag ki ko xamle moo di Mamadou Saliou Sow moom mi nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci promotion bonne gouvernance ak i tamit ak yelleefu doomu aadama yi ca ministère de la justice nee na loolu moom jarul ñu ci laam-laamee Sénégal position bu leer la ci am duñ ci dellu ginnaaw ak ngóor jigéen kenn du ko fi daganal. Sidi Gassama moom daal di bëgg moom tamit lu leer ci wàllu amnistie nee na nag amnistie nekkuñu ñoom di rek def campagne ngir ñu daganal ak ngóor jigéen ci Sénégal waaye nag li nga xam ni moom la ñu wax mooy daal nañu jox ñépp ci Sénégal seen àq ak seen yelleef waaye tamit ñuy ñaawlu dóor yi nga xam ni ñi ngi koy dóor ak bundu xataal ñi nga xam ni dañoo jàpp ni ay góor jigéen lañu te yoon du ca wax leen. fële ca Ndar Géej ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllu secteur tourisme bi nag daje woon nañu ginnaaw bi nga xamante ni directeur général agence nationale de la promotion du tourisme moom ñëwoon na fa loolu nag tax na ba ñoom ñëpp ñu daal di toog daal di saytu càmbar lu jëm ci situation secteur d'activité boobu nga xamante ni nii mu di tourisme bi lompañ na lool bari na ay jafe-jafe ginnaaw bi coronavirus bi ñëwee jaar ci kawam. bisimila ci faram-fàcce gi dañu koy dooree ak mbirum LGBT di mbirum góor jigéen nag lu ni mel lii di Sénégal nag ñoom amuñu ci xel ñaar amuñu ci xàjj ak seen position bu leer lañ ci jël duñu ci dellu ginnaaw loolu kenn mënu koo daganal ci réewum Sénégal te nguurug Sénégal yi tamit nekkul di négocier lu ni mel ki ko xamle mooy Mamadou Saliou Sow moom mi nga xam ni moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu daal rek droits humains maanaam àq ak yelleefu doomu aadama ca ministère de la justice ak lu jëm ci wàllu bonne gouvernance mi ngi ko xamale woon ci ginnaaw lël bu nga xam ni ñu ngi ko doon amal jëmale ko ci wàllu rek benn mbir bu jëm ci plan d'action national Mamadou Saliou Sow ñu déglu ko ak Mountaga Kane ak Mamadou Ba. wàllu LGBT bon man sax bëgguma ko tudd parce que dafa xaw a doy waaru mais je pense que président que ñëpp dëgg na kaddu am ci mbir boobu nee na tant que mu ngi à la tête de ce pays du nangu xeetu yooyu te ñun Sénégal nag dañoo am suñu aada dañoo am suñu cosaan dañoo am suñu éducation religieuse donc am na loo xam ne mënuñu ko nangu te xaalis jarañu ko duñu ko nangu te président bi wax na ko te gis ngeen nga saa yi buñ ko posé question bi dina ñëwaat mu gën a leeral mbir yi wax na ko ci kanamu ñëpp Sénégal daal ñun fu ñu nekk tey duñ fa jóge duñu nangu xeetu jëfin yooyu ñun Sénégal lañu dañoo am suñu diine am suñu aada am suñu pas-pas donc duñu ko nangu. Sidi Gassama bu amnistie moom nag xamle na ni lu leer ci mbir moomu nee na amnistie deful campagne ngir daganal ak góor jigéen li nga xam ne moom la ñu bëgg rek mooy àq ak yelleef doomu aadama yi ñu daal di koy respecté naka noonu yi tamit bundu xataal ak dóor gi nga xam ne ñu ngi koy dóor ñi ñu jàpp ni ay góor jigéen lañu te yoon du ca àddu du ca sex du ca yàbbi loolu la ñuy ñaawlu ñu déglu Sidi Gassama. damay wax ne amul benn réew ci biir àdduna boo xam ne mun na ñëw Sénégal. forcé nguuru Sénégal pour mu daganal lu amul Sénégal moom mooy toog bés bu ko neexee mu def ko dama bëgg mu leer ñun Amnesty Sénégal def ñu campagne benn yoon pour que état Sénégal daganal affaire góor jigéen defuñu ko nekk suñu programme naam ay état ñu ngi koy laaj état du Sénégal lu mel ni Amérique ak yeneen naam sa Amnesty mun na ko laaj au niveau mondial. waaye ñun Amnesty Sénégal amaguñu agenda bi nga xam ne mooy agenda def campagne fii ci biir Sénégal def pression fii ci biir Sénégal pour que ñu mën a daganal affaire góor jigéen dama bëgg mu leer waaye li ngeen moom lay ñaan état mooy li ko charte réew mi teg ci responsabilité ci wàllu aar doomu adama protéger bakkanu doomu adama protéger doomu adama contre torture contre ñeneen métit yi ñeneen toroxal yi maanaam lu ñuy wax ci tubaab traitement cruel inhumain et dégradant
protéger nit ki ci vie privée li nga xam nit ki mu ngi koy def ci biir néegam n'est-ce pas li nga xam ne maanaam loolu yàlla sama ko sutural n'est-ce pas loolu nañ ko respecté discrimination nañ ko respecté loolu kenn tegu ko état Sénégal loolu charte bi nga xam ne mooy suñu constitution réew. Amnesty International googu sax la ñuy desandi ñoom nag rapport bi nga xam ni ci la ñuy natt daal tolluwaayu ak yelleefu doomu aadama ci Afrique ak ci Sénégal daal di nañ koy siiwal mu mel ni nag ci fukki at yi la ñu doon ñaxtu ba léegi moo fi desandi mooy lu jëm ci wàllu suuf si jëm ci wàllu yi tamit nit ñi nekk ci kaso yi seen nekkin naka noonu yi tamit ak yelleefu xale yi ba ci li nga xam ni moo di journaliste yi nga xam ni seen liggéey dañ leen ciy song di leen ci bundu xataal di leen ci def naka sudul loolu Sidi Gassama nag nee na Sénégal yépp yi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ci réew mi kenn ku ci nekk dañ laa war a jox sa ak sa yelleef Mamadou Dieng Moussa Fall la. Amnesty nemmee ko ay rëq-rëq yu bari ci àq ak yelleefu doomu aadama yi file ci Afrique sowu jant ñu ne ci Sahel la gën a fës waaye rëq-rëq yooyee seen rapport bi ne daanaka ci àdduna bi yépp lañu ko mën a nemmeeku. lu ñu doon dénoncé bu yàgg ci mbirum crime international yi ba léegi mi ngi am ba léegi changement amagul ba léegi lenn nag lañ mën a wax ci mbirum impunité maanaam justice bi crime international yi ñu dénoncé yëpp mën nañ ne c'est rare que ñu àtte leen parce que benn instant gouvernement yi dañoo amul volonté politique pour traduire les gens en justice am nañ tamit problème de capacité institutionnelle pour def loolu ba pare si gis nga li xew Mali daaw maanaam mooy coup d'état bi ak li naroon xew Niger semaine dernière mooy tentative de coup d'état bi benn instant gouvernement yi dañoo xaw a bàyyi xel armée te bëgguñu dem ba mu sës si mbir yooyu noonu. fii ci Sénégal jafe-jafe yi fi Amnesty di jànkonteel jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama yi daanaka fukki at ñu ngi koy dund mu bokk ci dundin gi ci kaso yi àq ak yelleefu gune yi wala ba tey fitna yi ñuy teg ci taskatu xabaar yi waaye Amnesty di artu jëmale ci coowal suuf si ndax ci seeni kàddu loolee mën na indi fitna. mbirum suuf si daanaka tey moom mooy problème bu gën a rëy ci biir Sénégal muy foncier urbain maanaam suuf ci biir dëkk taax yi mel ni Ndakaaru nit ñaa ngi investir ay millions dem ci banque leb ay millions tabax seen kër jóg benn jour rek benn privé dem saisir tribunal ñëw raser seen kër yi ñu ñëw rek raser kër gi loolu musiba bu rëy la te état xamul maanaam naxar ak maanaam musiba bi nga xam ne mu ngi ko teg ñi nga xam ne ñoom ñooy victime démolition yooyu daa doon seetee li xew Casamance fanweeri at ba léegi jeexagul loolu moo ko fa andi. rapport bi àdduwul jëmale ci fitna yi ñu fi nemmeeku fan yi weesu waaye teewul Amnesty di sàkku ñu ubbi enquête bu àndul ak benn parparloo. manifestation nag yoon moo ko may Sénégalais yi maanaam dox ñaxtu yoon moo ko may Sénégalais yi amul Sénégal loo boo xam ne may na takk der pour mu dóor doomu aadama waaw saa yi ko defee lan moo leen ci fekk généralement rien du tout procureur day toog xaar pour que nit ñi ubbee l'enquête pourtant mbirum torture yoon daf ko jox charge moom procureur saa yu amee allégation torture rek dafa ubbi l'enquête pour leeral mbir mi warul sa xaar ki ñi nga xam ne moom la ñu dóor wala moom la ñu torturer mu dem di porter plainte. rapport 2020-2021 Amnesty International bi jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama yi ñu saytu ci luy tolloo ko téeméer ak ñeent ci bokk na doomu aadama yi gën a sooxe zone Sahel bi bu dee fii ci réewu Sénégal mu bari lool ay rëq-rëq yoo xam ne Amnesty nemmeeku na ko ne loolu àndul ak sàlloog àq ak yelleefu doomu aadama yi. dañuy dem ba Ndar ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu tourisme bi nag daje nañu ginnaaw bi nga xamante ni directeur général bu agence nationale de la promotion touristique demoon na fa ñoom nag ci mbir moomu toog nañu saytu li nga xam ni mooy jafe-jafe secteur bi ginnaaw bi nga xamante ni coronavirus bi jaar na fi lompañal ko ñoom nag def nañu diagnostic bu yaatu ngir xool naka la ñuy def ba daal di joyanti lii di tourisme bi Momar Alice Niang Maktar Seck.
fexe ba tourisme soqalikuwaat ci diwaanu Ndar loolee moo doon ndaje li nga xamante ni am na ci diggante ñiy yëngu ci secteur boobee ak kilifay agence sénégalaise de la promotion du tourisme ndaje loolu nag càmbar nañu jafe-jafe yi secteur yi ci bu baax a baax. office du tourisme syndicat d'initiative bi nekk fii moom lañ njëkk a dajal tey ci suba ñu waxtaan ak ñoom ñu won ñu ñoom ni ñuy liggéey. wal ñu ñoom ci yan fàndu liggéey bi lañ nekk ci wàllu promotion ci wàllu développement de produits ci wàllu renforcement de capacité ak amélioration qualité de service ak waajal li nga xam ne dina ñëw ci Ndar nga xam ne pétrole bii ñu fi tudd ak gaz bi dina indi ci zone Saint-Louis demande bu forte en matière de tourisme d'affaires. su weesoo ñiy liggéey ci hôtel yi mbooleem ñi nga xamante ni bokk nañu ci chaîne de valeur tourisme bi daje nañu ci waxtaan woowee wax seeni jafe-jafe. li ci ëpp ci ñoom waaw nga xam ne jël nañ qualifié yi jël éco guide yi jël guide yi jël artisan yi ñëpp daal ku lim juum ci wàllu bëgg ñu fësal seen liggéey ñoom ku ci nekk wax nga sa bëgg-bëgg ñu ni tamit service boobu nga xam ne mooy direction du développement de l'offre touristique ñu mettre ko au contact ak acteurs yi nga xam ne dootuñu leen sori dañuy nekk ak ñoom bët bu set di wax di xam seen i bëgg-bëgg bët bu set di ci taxaw di ci dox ndax loolu mooy cëru ASPT. gannaaw ba nga xamante ni toog na ab diir doxul ndax mbasub coronavirus bi secteur tourisme mi ngi am yaakaar que ni ndaje yu mel nii buñ ci jógee seen liggéey dana taxawaat bu baax a baax. ca dëkku Maam Kumba Bang boobee la ñuy desandi ki nga xam ne nag ab bisam dañu ko lakkoon foofee ca Guet Ndar ginnaaw ba mu fa fiiree ab gone ba mu ñàkk ca bakkanam kii di maire bi daal di nay lëkkaloo ak AFTU ñu daal di koy dédommagé joxaat ko bis bu yees tàq ginnaaw ay nag jàmm dellu si na diggante transporteurs yi ak ñi nga xam ne ñooy population yi Guet Ndar ñu déglu ci le maire Mansour Faye ci micro Momar Alice Niang. suñu borom dafa defoon maanaam fan yële passé semaine yële passé moo amoon benn maanaam accident xale bu ndaw ñàkk ci bakkanam mu amoon jafe-jafe yu xaw ndaw waaye suñu borom def maanaam diggante transporteurs yi ak accident fu mu amoon muy sama mbokk Guet Ndar yi maanaam suñu borom sotti ci ndox mu sedd guy ba nga xam ne ñëpp ànd nañu ñëpp juboo nañu liggéey bi continuer comme nu mu tàmbali koon waaye comme suñu borom def na ndeyam a ngi fi ndeyam bi nañ ko jël jox ko benn carte transport xam ne AFTU yi nga nekk Ndar te du paas beneen geste bi oto bi dafa lakkoon mu ni kat nañuy fexe ba ñu changé oto bi borom oto bi ñu jox ko beneen oto boo xam ni dana mën continuer liggéey bi nga xam ne daf ko tàmbali woon lu oto boobule moom lañ joxe caabi yi nii permettre Mbàkke bi nga xam ne moom oto bi dana mën continuer liggéeyam continuer fexe bay continuer di rembourser maanaam emprunt ba moo xam defoon na ko ci wàllu oto bi loolu aussi dañuy remercier le président Mbaye Amar ci taxawaay ba nga xam ne am na ko ànd ceeg nag waa transport yi ñu ngànk transport nekk au niveau de Saint-Louis ànd ceeg la commune de Saint-Louis may continuer di wax ni wàllum transport dafa nekk loo xam ne dañ ko war a mën a développer gën a développer Ndar dëkk bu commune en tant que commune bu am population la te wàllum transport maanaam dañ ko war a gën a mën a développer donc ci loolu nee naa AFTU man en tant que maire tàllal loxo AFTU pour ñu gën ñu permettre ñu développer le transport ba nga xam ni maanaam dañuy am ay clando yu bees parce que Dakar am na ay clando vert blanc yu fay daw clando vert blanc yooyu ñu fexe ba mu egg si Ndar du nekk nag concurrence entre clando yi ak taxi yi ak les bus te nekk liggéey moo xam ne ku ci nekk sa pàcc da nga koy dox pour que askan bi gën a mën a gis seen bopp ci wàllu transport daanaka sax gis nañ seen bopp mais dañ gën a bëgg ñu bu gën a yokku. ñu àddu jëmale ci wàllu DER bi am na nag fukk ak ñeenti boulangerie yu nga xam ni jox nañ leen ay koppar fukk ak juróom ba fukki million ci benn milliard bi nga xam ni moom la ñu bëgg a jël jox ko secteur boobu ngir jàppale ci ñu bari ñu mën ci daal di gis seen bopp daal di ci liggéey bu mucc ayib loolu yi nag rek programme la bu nga xamante ni ministère bi ñu dénk wàllu commerce ak petite et moyenne industrie moom moo ko amaloon Babacar Seck moo ñu fa teewaloon. ci jéego yi nga xam ni DER/FJ mu ngi koy def ngir gunge ñi di yëngu ci secteur boulangerie bokk na ci xaatim déggoo ak ministère du commerce DER génn lu toll ak $1 milliard jagleel ko boulanger yi xaalis boobu mën a yegg ci $0.5 milliard ci ñetti at yi. benn accord de financement bu jëm ci $1 milliard 80 millions de francs CFA pour jàppale boulanger yi jigéen ñi ak góor yi ku nekk am financement buy jëm entre 15 millions ba 40 millions tey accord yi ñu signé tamit ak FNBS ak RBS dina tax
ñoom ñu identifier acteurs yi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci secteur boulangerie bi ba nga xamante ne bu ñu leen joxee matériel bi ak fonds de roulement yi ak rénover seen fu ñuy liggéeyee seen liggéeykaay bi dina tax képp koo xamante ne jot ko ci financement bi à partir de demain ñu ngi liggéey ak BND pour que financement yi mën a taxaw. financement yi ni mel dina tax secteur boulangerie gën a ànd ak jamono. ci loolu kilifa yi di fàttali ñi nga xam ni ñoom la ñu financé dañoo war a fay bor bi ndax seen yeneen i naataango mën see jot. financement bi financement la prêt la nekkul loo xamante ne dañ koy maye donc ñun ñëpp rek dañu góorgóorlu surtout ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci bénéficié wu bu ñu liggéeyee te yal na yàlla barkeel lépp bu ñu liggéeyee ñu mën a rembourser ndax nag bu ñu ko remboursé wul daanaka dafay gàllankoor ña ca des ndax nag crédit moom fay la sant waaw mais bu ñu fayul non seulement banque yi dootuñu amati courage abal kenn waaye tamit yeneen entreprise yi nga xam ne ñu ngi taxaw di xaar xëy na ab appui bi ci war dootuñu ko mën a am donc dañuy andil gàllankoor suñu économie. tàggat leen boole si jëfandikoo jumtukaay yu xarala ci njënd mi ak njaay mi dina bokk ci gunge bi DER fas yéene def ak boulanger yi. fële ca Diamniadio programme bi di paysan nga xam ne dañ koo jagleel baykat yi nekk ci ñaay bi daal di nañu ko fay daal di lancé nag moom nag programme boobu li ko tax a jóg mooy fexe ba bay dundee nekk lu dëgg waaye tamit fexe yi tamit ba bay am cam koom-koom te mu nekk mbay mu nga xamante ni day wéy di jëriñ askan bi loolu la ñu bëgg a daal di taxawal naka noonu yi tamit mbay mu nga xamante ni bu ñu koy financé duñ ci am xaaj ak seen góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp a ca yem docteur Moussa Baldé ministre bi ñu dénk wàllu agriculture ak équipement rural la ñu déglu ko ak Babacar Seck. programme bu ñu tuddee paysan bi nga xam ne ci wàllum mbéyum ndër lay yëngatu fii ci vallée zone de Niayes projet bi nag gëm nañ ni liñ ci xaar war nañ ko mën a am maanaam gën a dooleel mbéy mi gën ko yaatal mais surtout jox xëy ay ndaw yu bëri ci zone fu muy intervenir dimbale gox yi ak goxaat yëpp pour ñu mën a gis seen bopp ci mbay mi xam ngeen ni président de la république amaat na programme boo xam ne programme bi mu jégleel ndaw yi pour ñu mën a am xëy ñun su agriculture ci wàllu agriculture am nañ ci ay programme yu bëri mun nañ tuddee Agri Jeunes Proval ANIDA te gëm nañ ni paysan tamit dina ci bokk te war na mën a en tout cas fexe ba li ñu xaar ci agriculture pour d'abord jox xëy mais surtout pour maanaam dëgëral suñu économie maanaam dimbale ko mu bañ a suuf parce que loolu moo xew ren maanaam li ñu am ci agriculture moo tax yàlla def na ba suñu économie bi amuñu lu ñu tuddee récession maanaam daan donc ñu ngi ñaax ñëpp. ci mbay meeg koom moomu sax la ñuy desandi dañuy dem ba Kër Socé nekk ci arrondissement bu Ndiédiène département bu Kaolack ñoom nag seen ay bés yi nga xam ni moom la ñu jagleel lépp lu jëm ci koom-koom daal di nañ koy door la nga xam ne nag moom la ñu cay jublu mooy gën a rek fësal lépp lu nga xamante ni xeetu koom la bu nekk ci diwaan boobile naka noonu yi tamit ci wàllu woowu seetlu nañu ni ci wàllu mbayum dër mi lu mat ñetti junni emploi daal di nañ ko fay am ñu nga xamante ni ñi ngi ci yëngu di ci daan seen doole Astu Mbay reportage. commune bu Kër Socé daal dina amal édition bu njëkk mu di ay bés yu ñu jagleel wàllu koom bu ñu sukkandikoo nag ci ki nga xamee ne moom moo di mairie ko ak commune bu Kër Socé lii di wàllu mbay mi nag buñ ko suqalee daañu mën a amal ay xëy yu bari. ku ne xam na ne Kër Socé activité maraîchage bi développé na fi ndax sur 71 villages. ñu ngi am 50 ou bien plus de 50 villages yoo xam ne am nañ ay périmètres maraîchers yoo xam ne tey jii bu ñu ko xaymaa lu ëpp 3000 emplois créé nañ ko ci te revenu yi nga xam ne moom lañ ci jàngat périmètre bu ci nekk dina def économie 4 ba 5 millions par an donc loolu bu ñu ko calculer dafay nekk économie boo xam ne bu am solo la ci gox bi. gannaaw ba mu ñëwee teewee li nga xamee ne moom moo di bëccëgu koom yi kii di njiital chambre de commerce et d'industrie bu Kaolack dal dina xam ne ne day ñii di commune yi nag suñ ko suqalee Sénégal dina mën a suqaleku. Sénégal mën nañ ko orienter mën nañ ko diriger à partir de Dakar mais kenn mënu ko suqali gérer ko te ñëwoo ci gox goxaan yi
yaakaar naa loolu politique de concentration bi wone na limitam ndax Dakar mi ngi gën di sonal ñëpp ci nekkin ci dëkkin ci lépp lu mën a doon kon monsieur le maire li nga def lu rëy la. ci fàttali nag commune bu Kër Socé mu ngi féetee ci arrondissement bu Ndiédiène ci département bu Kaolack. ñu àddu jëmale ci wàllu wér-gu-yaram dem ba màkkaanu jëwriñ ji ñu dénk fànn woowee projet bi nga xam ne nag moom moo di TIMSI nga xam ni rek saytu lu jëm ci wopp yi lompañal ndaw ñi moom moo ko tax a jóg nag daal di nañu ko fay lancé moom nag projet boobu dina tax ba lu mat juróom-benn fukki poste de santé ñu daal di leen jox ay jumtuwaay juróom-benn fukk poste de santé yooyu ñu ngi nekk ci juróomi district muy Thiès, Tivaouane, Mbour, Joal ak Thiadiaye ñu fàttali nag ci atum 2018 lu mat juróomi millions yi xale daal am nañu ay wopp yu nga xamante ni mën naa ñàkk yu leen lor wopp yu nga xamante ni mën nañ koo fat te mu mujj lor leen loolu saytu nañu ko Alassane Mbang secrétaire général bu ministère de la santé ci micro Mafal Fall. tàmbali benn projet bu am solo boo xam ne dafa jëm ci dooleel poste de santé yi ci ay jumtukaay yoo xam ne dafay xeex feebaru xale yi. feebar yi dal xale at bu jot dafay am nombre bu am solo bu muy rey te loolu war nañ ko mën a éviter lu mën a ñàkk la pour que ñu éviter ko nag jumtuwaay yooyu ñu joxe tey am na rôle bu am solo bu mu ci jouer ba tax na gouvernement à travers ministère de la santé et de l'action sociale lëkkaloo ak ONG PAF mais aussi ak université bu Dakar ak bu Thiès ngir xool nan la ñu mën a dooleele structure de santé yi ngir xeex bi ñuy xeex feebar yi dal xale yi ñu mën koo gagner. projet boobu nag ñu ngi koy doxalee ci région de Thiès ñu tànn ci lu toll ci juróom-benn fukk ci ay poste de santé mais bi ñuy tànn Thiès nag dañ ko am dafa am fu ñu ko wéer parce que Thiès dafa nekk région boo xam ne ay ati at a ngi nii mu ngi doxal ay projet ci li ñuy wax expérimentation balaa ñu koy mën a lawal ci biir Sénégal. xibaar yi buur na balaa ñu koy yëkkati jotaayu xibaar bi ñu jaajëfal ñëpp ñu jàpp ci liggéey bi muy Moustapha Gabar Diop ci coordination bi naka noonu Ndiaga Seck ci réalisation bi Modou Diouf doomu xiinin ñu daal di jël lenge yi nag jébbal ko Cheikh Hassana Fall ak ki invité am ci la Total ngir ñu wéyal waxtaan wu am solo woowu ñuy amal ca beneen studio ba di leen jaajëfal ci topp gi ngeen di topp programme ITV yi. ñu sant ko gërëm ko bu baax moom El Hadj Malick Thiandoum ci xibaar yooye mu ñu andiloon tey ci marax gi